asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziara di bëggee ñi nga xam te ñoom ñoo ñu teew sur www.inforewmi.com kon ñoo ko gisandoo te ñu ñëw fii si Médina seet si ki nga xam te ni champion la mu def lu nekk ci lamb wax dëgg yàlla naam fekkewuñu ay jamonoom mais am na ay loo xamante ni xaw nañ koo xam tuuti ci moom. moo tax tey ñu fas yéene waxtaan ak yéen déplacé wu nag équipe bi nga xamante ne moom mooy waa Inforewmi ku ci mel ni Cheikh Diop ak Ibrahima ñoo nekk ci li nga xamante ne moom mooy ci caméraman bi tey nag mi ngi nii jàkkaarloog ñun muy suñu tonton Rock Mbalax kon niñ ko defee si ñeneen ñi rek noonu lañ koy defee ci ñoom dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu eggali waxtaan bi Père maa ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay fay di la dalal di la jàmmal aussi di la remercier si déplacement bi nga xamante ne def ngeen ko pour mën jël si li nga xamante ne tey moom ngeen ni war a wasaare ci àdduna donc loolu dama siy sawar di leen dalal bu baax a baax. waaw loolu mooy nuyoo bi muy suñu tonton Rock Mbalax moom lañ fekk si tey mais Père gannaaw dañoo ñëw nag waxtaan ak yow ndax pour une première fois Inforewmi ñëw fii ñu fas yéene waxtaan ak yow ci làmb ak làmb fi mu toll mais dañuy commencer li nga xamante ni moom mooy sa carrière tey boo ñu doon wax Rock Mbalax mooy kan lan nga may wax. waaw Rock Mbalax mooy benn xale boo xamante ne Médina la juddoo fii la màggee fii la yoroo nekkoon benn écurie bi ñuy wax écurie Médina donc tubaabu joor jiite ko woon benn combat laa fa def donc yàlla def ma dem écurie Fass donc pratiquement sama combat yu bëri fa laa ko defee donc fa laa jóge tamit nekk équipe nationale donc muy comme man j'étais polyvalent. donc dama doon def pour 3 formes de lutte donc dama doon def lutte traditionnelle donc di def lutte traditionnelle africaine di def lutte avec frappe ba pare di def lutte olympique comprendre kon boo kooku ku polyvalent la donc j'ai été champion d'Afrique donc j'ai gagné des tournois donc taxawal naa Sénégal au niveau international def sama base au niveau de la France donc carrière bi daal bu ñu koy wax jaar-jaar yi duñ fi jógee donc day xaw a jël sunu temps tuuti. turu Rock Mbalax bi fu mu jógee. waaw turu Rock Mbalax bi si Demba jëla jógee parce que bi may bëre mbapat nekk xale dama defoon ay dërëj donc ma demoon benn mbapat Pikine donc fa laa njëkk a daanee Balla Beye numéro 2. waaw Baboy daan naa ko ñaari yoon mbapat. waaw daan naa ko loolu sax moo tax mu éviter bëre ak man si parce que si làmb waaw parce que yaakaaroon ne bu ñu bëree dama koy daan. waaw parce que mbër mu ne da ngay am bête noire parce que daanoon naa frère am donc muy Pape Cissé donc promoteur bu nekk nag gis na ko pour ñu war a bëre mais yàlla dogalu ko donc mbapat boobu lañ ma tuddee Rock Mbalax parce que bi ma ñëwee di inscrit parce que dañu tegoon ay trophée donc mu doon tournoi boo xam dañu waroon inscrit donc ñëw naa inscrit comme ñëpp bi may inscrit nag ki doon def inscription yi di bind tur yi dama ko jox sama tur le nom de Matar mu ne ma non du ma bind Matar damay bind Rock Mbalax quoi comprendre nga. waaw fa la jógee. donc tur bi daal fa la jógee donc di doon tur boo xamante ne aussi donc du tur bu may regretter parce que turandoo boobu doonoon na turandoo boo xamante ne pratiquement donc il était adorable donc ku baax xam nga am yëg-yëg donc doon sonn trop ci sama làmb donc regretté wu ma daal tur boobu fa la jógee ci moom ci Demba Dia. wax nga ko léegi yaa ngi wax bay wax si sa mbapat mais ne daan nga Baboy 2 fois sa mbapat mën nga see ñëwaat ak ba ngay jamono ba ngay toj dëgg fan nga tojoon si mbapat parce que gars yi lay seetaan sur www.inforewmi.com bëgg nañ laa gën a découvrir parce que instant bi fekkewuñ ko woon mais pour nga waxtaan ak ñun xam naa ne dina neex ndax ba nga nee Baboy rek laa xam ne waxtaan moom dina neex tey mbapat à part Baboy yar mbër nga doon bëre yoo xam te ne say jamono ñu ngi doon toj. waaw bëri naa ak mbër yu bëri yi nga xamante ne tolloo woon nañu jamono donc ay Balla Beye Khadim Ndiaye numéro 1 bu caaro yi comprendre nga ay ñoom ba ci Max Mbergane donc moo ñu féetoon mag comprendre nga waaw. combat boobu nu mu demee. non dama ko dëkk mu naan ma Matar bàyyi ma loolu boo ko déggee dina ko fàttaliku. ak ñeneen ay As Mbaye ay Batlen Siki donc ay kii nu mu tuuti comment dire encore ay Eumeu Sène daje na fekkante nañ ci mbapat ay Mbaye Diouf ay Xayloo ay Baara Ndiaye comprendre nga donc mu doon ay jamono joo xamante ne mu nekkoon mbapat yu yéeme man nag yemuma woon Dakar rek dama daan dem si àll bi di bëre. dama daan dem ci àll bi lu mel ni ay Sokone
ay ngeeñeen ba ci ay melon xam nga di bëre di bëre ba bëre jinne xam nga tam loolu. bëre ba bëre jinne. waaw bëre bu bëre jinne non c'est-à-dire xam nga des fois ñi ngay jànkonteel du ñëppay normal donc dal dama si sama benn tournoi en Fatick donc bi Zallo jëlee poids lourd yi donc man ma jëloon poids léger yi mais bi ma daanee sama adversaire en finale donc ñu ngi woon Fass boobu max Fass boobu max Zal ñu ngi woon Fass donc benn mbër bu ñu doon wax Sédar Diouf benn mbër bu efficace woon ba pare xam nga mbër moom boo mënee bëre am gàllaaj rek mën nañ la tuddee lu ne comprendre nga Sédar dafa amoon gàllaaj donc mbër moo xamante ne mësul laal suuf la woon mësul daanu donc muy bëre léger comprendre boobu xale la moom it mu nekk xale mu daan ñëpp man it ma daan ñëpp ñu daje final donc bi nga xamante ne da soufflé nañu suñu final fekk boobu jant bi mi ngi so te moom bu jant bi sowee rek day gën a doy waar daal day bëmb comme bukki xam nga di def ay manière xam nga ay détails daal donc ma xawoon si jaaxle trop ma jékki-jékki comme yàlla may na ma macha allah may na ma xam-xamu bëre ma jékki-jékki rek dem jël ko croisé extérieur mu daal di ma dëbb sol rek ma daal di def bras à la volée mu teg ñaari bëtu oom yi ñaari bëtu loxo yi arbitre na jël la amul man maa daanu donc bi ma bëggee daal di def sama kii recours Alioune Sarr ne ma roog lii doy na lii dafa neex parce que tey bu fekkee Zallo da ngeen ñëw Fatick daan séeréer yëpp donc yow nga bëgg daan léger yëpp bëgg yóbbu lépp loolu tamit xam nga il faut ngeen bàyyi fi dara comprendre loolu moo tax ma drapeau chef de l'État loolu moo tax ma retiré waat recours bi comprendre mu doon loo xamante ne lu neex la donc bu dee caajaay bi ma lay wax noonu fi nga xamante ne dama ci bëre ak jinne comprendre nga du lu ma xam mais boroom xam-xam moo la koy wax mais yow di nga sentir ne tu as lutté avec un jinne c'est-à-dire mooy que donc bërele boo déggee bërele mooy fanaanee bëre yendoo bëre donc ci dëkku àll yi dañuy taal ay mat donc di nga gis foofu ngay gis ay 500 mbër ñu bindu géew bi am lu mat 4 combats comprendre nga éliminatoire yi ku ñu daan bokkatoo may daan di daan ba quart de finale nekkate quart de finaliste bi jinne la doo nit xam nga non Sédar moom affaire am dafa yéem dafa amoon gàllaaj Sédar mais kii moom ki ma lay mujjee wax ni kooku moom jinne la comprendre nga donc li ma ko xamal ba osé pour wax ko donc am na ay borom xam-xam yoo xamante ne yow li ngay sentir la nga daj ci géew beeg yu demee noonu donc di nga mën a am certitude boo xamante ne da nga naan góor gi li mu wax dëgg la comprendre nga te bi ñu demee de fur et à mesure xam naa ne gën naa xam ne aussi dëgg la. waaw parce que waaw feeñu am na ay feeñu yu ma feeñu xam nga ci ay génteeg yu demee noonu comprendre nga mais làmb lu ne ngi ci làmb lu ne ngi ci xoolal jamono bi Alioune Diouf di bërex yow ba si yàgg jékki-jékki wër la ndomb te doo xam fu mu jaar comprendre nga yooyu yëpp mi ngi ci làmb xam nga mbër daanu na jóg naan est-ce que daan nañ ma yooyu yëpp am na ci làmb xam nga làmb lépp looy def mu doon sa métier yaa may dégg nga bëgg ko gëm ko foo jaar ay mbir feeñu la ci même ba ci jàng alxuraan boo jàngee alxuraan des fois ngay mën a ngay firi loo xamante ne sax sa sëriñ jàngalu la ko comprendre nga man yàlla def na tey noonu laa mel ci bëre noonu laa mel ci làmb ku xam Rock Mbalax xam fu mu jaar xam ay jaar-jaaram yaa may dégg toj Ndakaaru toj Afrique yaa may dégg toj France. Afrique fan nga toj. mais Afrique da ngaa bëgg a wax kon monde entier nga toj. non toj kañ buñ ne la yow yaay meilleur lutteur d'Afrique toj nga wala tojoo. j'ai été meilleur lutteur d'Afrique donc ngemb d'or donc j'ai été lion d'or nekk naa macha allah nekk naa meilleur lutteur africain nekk meilleur lutteur du Sénégal en lutte avec frappe et en lutte olympique comprendre bu njëkk. sor ko. comme xamoon naa di nga poser question dama garaaw je suis garaaw parce que bàyyi naa foofu xam naa ne di nga ko indi dama garaaw de booy. moom ka dañuy perdre bu ñu résumé nag instant bi ñun tempo lañ bëgg. waaw mais uyu ma bàyyil peer yi yow xam nga ne max yooyu ñoo maasee. mbax yow bëri est-ce que juddu naa. non dama teel a bëri dama xam nga tey boo seetlu ay exemple ci ñi nga xamante ne mbir da leen di feeñu ci li ñuy def donc dañ koy def à bas âge donc loo deful à bas âge rek loo nekkul taalibe mënoo doon sëriñam. merci beaucoup dama ko tarbiyu à bas âge dama teel a bëre
man booy seet bokk naa ci les jeunes lutteurs yi nga xamante ne donc bëri nañu grand combat à l'âge de 20 ans. waaw dama teel a bëre grand combat. comprendre nga boobu. waaw jinne ji moom dinaa ko leeralal mooy que donc lu yàgg la nag mais li ma koy déplorer bariwul lu yàgg la mais comme ñi ngi ci élan wu ñi ngi ci yoonu les 1200 techniques de lutte de rock mbalax comprendre nga donc yooyu yëpp ci lay feeñ. ak ancien mbër yi nga xamante ne kenn xamu leen woon. comprendre nga yooyu yëpp dina ñëw mais waxuñu si jinne ji après ñun yooyu dinañ ko tépp. mais jinne ji loo si yàkkamte yow soxna grand. non xam nga. lu muy yàggat xam nga fu mu ne jox naa ko kii nag envie jox ko appétit fu mu ne nii. jinne ji mooy li ma la wax léegi donc bëre la géew bi day bëri ay combat. mais ba muy bëreeg moom xam nga ni jinne bañ ma ko waxee si la sama deuxième sens si biir bëri bi bi arbitre soufflé ñuy leewaatoo comprendre nga des fois mu bëgg a téye samay catu baaraam yaa may dëgg bañ a gis da koy gis mais jinne bu lay feeñu yaa may dëgg di la feeñu ci melokaanu nit dafa am ay pouvoir am ñuy wàññeeku parce que le fait que mu dellu nekk xam nga feeñu si beneen anam rek ci xar kanamu nit ça veut dire am na pouvoir am yiy deñ comprendre nga donc yu fu nit lay def mais je sens que bi ñuy contact di bëre bu téye samay cotu baaraam da ngay gis sax damay fipp pour mu dañ parce que damay sentir benn puissance benn doole yoo xamante ne nee naa mais qu'est-ce qui se passe lii kii bu bari kii non li may wax kii mi ngi comprendre quoi comprendre nga donc bu ñu jàppantee parce que man toujours dama bëgg contact rek laa bëgg ci bëre toujours dama bëgg nekk en accrochage pour mën a def action pour mën a prise comprendre nga donc daw tatafu ko dëbb ko sol mais boo gisee ni muy naloo nga xam doole ji ni muy baree ci sama yaram ni mu baree doole ni mu gaawee wala ma daw pour mimer ko comprendre nga mu esquive bu gaaw ma ne non mais waaw man li may kii waa ji mën na bëri ci sama biir xel comprendre nga donc fàtte naa turu mbër bi sax dinaa ko laaj Mbay Jonn bi nga xamante ne pratiquement moo doon sama chef d'atelier donc dinaa ko laaj parce que moo ma yóbbu woon ci làmb jooju parce que seen dëkk la waaw man pourtant man je suis de Thiadiaye man Thiadiaye laa dëkk mais benn dëkk bi ñuy wax Melonxot fa la làmb ji nekkoon waa Melonxot ñu ngi may dégg du dëgg comprendre nga Mbay Diouf moo ma fa yóbbu woon war na xam turu mbër boobu parce que je ne sais pas lim nañu turam daal ba mu ñëw mais mu efficace trop sa sama xel xam nga ni kii da ngay am sa deuxième sens maa ngi naan mais kii mën na bëre si sama xel mais kii lu très bien ba pare gaaw na ba pare am na doole lépp maa ngi koy science man it macha allah j'étais trop efficace parce que lépp lu may tenter man it maa ngi ciy génn lépp lu may tenter ba pare di ut tamit parce que comme j'ai l'habitude di bëre koo xamante ne moomu ëpp doole xam nga di ut accrochage pour tromper ko. yaa may dëgg wala pour daaneel ko ak yu demee noonu donc loolu j'avais l'habitude parce que yàgg naa bëri ay mbër yoo xamante ne ñoo ma ëpp tuuti dooleeg yu demee noonu ma surprendre leen comprendre nga mais jinne ji damay bëre adversaire bi jékki-jékki ci biir géew bi parce que y avait 3 combats jékki-jékki gisatuma adversaire bi donc je me dis que lu tax adversaire bi dem yoonam te jël la amul donc ma dem jubali ci arbitre bi ne ko mais jël la amul comprendre nga. nan ko jël amul xam nga faalewu ma comprendre nga léegi fa ma taxaw di wax jël amul di ko répéter à maintes reprises comprendre moo am benn góor gu mag gu ñëw fekk ma ci diggu géew bi téye sama poignet yaa may dégg di ma xëcc pour ma dellu sama ci mukaay yi man may dëgërlu di bañ yaa may dégg comprendre boobu comprendre ma mu xëcc ma forcément Mbay Jonn tamit ki may doon ñëw tamit forcé bu ñu xëcc na ba ma ñëw sama ci mukaay toog tàllal samay tànk ñu tàllal samay tànk paa bi jël ndox wax ci li ma ciy wax guux ba pare buusuma ko bi ma ko buusoo nag ci laa mel ni ku doon nelaw yeewu comprendre nga donc ma ne waa Mbay combat bi nu mujjee comprendre nga góor gi may indiwaat ci géew mu ne ma sama doom solal sa yére ki nga doon bëreel du nit jinne la boo yàggoon ci géew bi say mbokk ñàkk la bu boobaa jël amul boobu ngay continuer ba Dakar waaw donc mu doon loo xamante ne donc lu yàgg ci man la donc am ñu ko fekkee ma téye ko garder ko donc ba góor gi ne ma comme
comme jinne ji mënu laa daan donc pour daan la ci làmb du yomb donc moo tax booy seet sama carrière yëpp samay suite yëpp samay défaite yëpp ay décision de l'arbitre la pour mbër war ma toog sama kaw foo leen ko gis toog sama kaw ñu photo donc teg leen ko ci album yeeg yëpp ngeen xool donc amul macha allah. non def na ma benn équation bi ma ñëwee aussi comme man macha allah mosuma négliger sama bopp ci wàllu xam nga tàllal sa loxo sa waajur mu ñaanal la et tout wala dem si ñu defal lay affaire donc ñëw naa sangatu bu baax nekkaat ci li ma nekk di bëre donc j'ai remarqué aussi que donc dem ba nga xamante ne gis naa ne sama bëre après il était fa laa jógee commencé am pouvoir ñu naan Rock Mbalax moo mën a bëre mais booy bi day bëre comme jinne. jinne ji am na lu mu def si yow. non si mënul jinne kañ foo jàmmaarloog moom kañ il faut mu am lu mu la bàyyil. comprendre nga donc bàyyil ma xamal ma lu bari loo xamante ne ci làmb tey boo ko waxee ñu bari duñ ko weddi duñ fa teg kenn mënu ko weddi donc te loolu du ma ko waxee si sama conférence de presse laa koy waxee maa ngi waajal benn conférence de presse bu mag bu yow déjà li ma la waxal nii rek. non internet yi ñoom xam nga ñoom ñooy choisir ñoom ñoo ne ma dañoo bëgg nga dem seetil ñu Père Rock Mbalax comme que nag yéen Père Rock Mbalax mi ngi nii am na lu mu expliqué si jinne ji àggale ñu suite bi nag. waaw non c'est-à-dire xam nga tey xam nga su may def conférence de presse maa ngi waajal benn cérémonie de lancement sur les 1200 prises de Rock Mbalax donc yéen ñëpp dañuy ñëw. Inch'Allah. mooy loo xamante ni ñëpp koy fekkeendoo comprendre nga ma wax ko ñëpp déggandoo ko gisandoo ko parce que 1200 prises du benn. Père 1200 prises yooyu après dinañ si ñëw lu bëree bari léegi Père yow kon yow nga dangaa bëre ba bëre ak jinne kon donc yow doomu aadama yi waruñu laa mën a jaaxal. waaw non mosuñu maa jaaxal parce que booy seet man sama dernier combat boo koy xool dama la visionné ko waat max Koli Faye donc daan naa ko ba pare sax comprendrewul donc après mu woo ma téléphone ci guddi gi ne ma devinel kan moo lay woo ma ne ko non xanaa sama benn fan sax nekkate Koli Faye la donc mu ne ma non man la ki nga doon bëreel léegi la ma ne ko Koli nu mu demee ça va booy maasu coono xam nga ñun duñu ay ennemi ay adversaire kese lañu bu làmb ji jeexee dañuy wootante waxtaan comprendre nga mu ne ma Rock yaa mën a bëri macha allah li doon bëri ak man dama ne du Rock Mbalax sax loolu la ma wax Koli loolu la ma wax comprendre nga donc muy loo xamante ne man xam naa ne Koli bi ma koy parce que bi muy ñëw nee na ma moom dañ ko nax parce que dañ ne ko non Rock toog jeexal na yaa ko mën nangam kërëb moom mu entraîné ba blende mu ñëw fekk ma ci làmb ji ma toog bougé wu ma defuma dara et tout comprendre nga làmb ji jot ma régler problème bi dem sama yoon. est-ce que jinne ji jàppale wu la. non c'est-à-dire jàppale bi mooy que donc tey li nekk macha allah ci xam-xam ci man ci bëre ci wàllu technique donc da ngay xam ne peut-être sa trajectoire fi nga jaar donc am na ay pouvoir yoo xamante ne macha allah am nga ko ci wàllu bëre ci wàllu xam-xamu bëre donc la lutte c'est le sport noble la lutte c'est la danse bëre fecc la donc bu ma demee ba découvrir xam ne bëre fecc la parce que tey boo xoolee si samay déplacement de technique c'est comme la danse parce que def naa benn festival en France boo xamante ne tubaab yi dañ ma recruter uniquement pour ma bëre ay danseurs yoo xamante ne li ma doon bëre exhibition bi ma doon def ñoom après dañ ko fecc comprendre mu doon affaire boo xamante ne service yëpp mi ngi ma denc donc dafa am benn moment bu muy génn yàlla def na depuis que ma xàmmee booy doog a commencer sa carrière lu bëri doo ko xam mais yàlla dimbali na ma ba nga xamante ne dama dawal tuuti rek xam ne war naa denc ay souvenirs war naa denc ay archives donc bañ a yàkkamti fépp fu ma jaar ci àdduna muy la lutte traditionnelle avec frappe la lutte traditionnelle simple la lutte africaine ba ci la lutte olympique fépp foo xamante ne jaar naa fa yaa may dégg lépp souvenirs yi mi ngi ma denc bi ci tegu am na souvenir boo xamante ne dafa am benn 3-4 ans yoo xamante ne Sénégal participé wul woon championnat d'Afrique ci bëre simple bi Niger di chaque année Niger jël trophée yi par équipe comme individuel chaque année pendant 3 ans donc xaw ma lu tax Sénégal demul woon
mais année bi Sénégal di jël initiative pour dem boobu sélection sélection Sénégal bi c'était man Zallo Yékini Tafa Gueye numéro 2 donc Eumeu Sène ainsi de suite donc 6 la ñu woon xaw ma 7 comprendre nga bi ñu demee avec les Nigériens les Niger comprendre nga ak Burkina Bénin et tout donc ñu ngi doon bëre ak ñoom façon bëre boo xamante ne ñoom comprendre ñu ko sax dañ leen di daan sax te duñu comprendre mais bu làmb ji mësaan tas ni rek def ñu ko ñaari yoon bu làmb ji jeexee rek da ngay gis tribune bi dañuy màbb kii bi nu mu tudd policiers yooyu duñu mën a téye public dañuy wàcce ñun di ñu xool ñun lan la ñu def suñu yaram ba gars yi duñu buñ leen laalee rek dañuy daanu ay jël yu gaaw ci la Zallo nekkee meilleur lutteur africain si jamono boobu comprendre nga donc yooyu mu doon ay archives yoo xamante ne parce que dañu doon laal suñu yaram yi la moo ci ne comprendre nga boobu entraînement yi aussi c'était naturel du entraînement yu ànd ak produit entraînement normal nga koy subir comprendre nga koy subir nii yow en tant que tel donc mu naturel ngay récupérer di lekk yam fi nga war a yam mbër dafa am na muy doxalee et tout mooy garder sa longévité donc mooy garder sa performance comprendre nga moo tax boobu on était très efficace boo gisee léegi jamono yi ñu toll nii jël bu efficace nii bareetul ak yu demee noonu manque de puissance la rek manque doole la rek parce que technique donc booy xool ñaari mbër ñeent ñooy utiliser technique. muy ñaan comprendre nga non jarul wax. si xam nga dañuy waxtaan parce que après loolu yëpp bëggoon nañ cee ñëw mais yaa ngi ñu koy développer ndax. xam nga li tax jarul wax parce que tey dañu nekk ci dëkk boo xamante ne Sénégal ñun dañu sénégalais ba mu ëpp comprendre nga donc boo waxee lii bàyyi lii kay am lu mu ci wax comprendre nga. mais yow fi ngay xoolee yow sa bët li muy xool ak bëtu keneen lu muy xool du benn as parce que ak ñetti technique yooyu est-ce que du kii. boo gisee mu ne ñaar ñeent ñooy développer ay techniques yoo xamante ne peut-être gars yi mën nañ ko comprendre. donc ñooñu donc su ma ko waxee donc ku mu neex rek nga tappal ko ki la neexal. non dara ngi ci. kii ngay waxee te gars yëpp ñu ngi lay seetaan. ci événement laa jëm te bëgg naa mbër yi ñëw uyu si ma yaa may dégg ñëw fecc bàkku comprendre nga. donc ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy. waa grand. waa grand waaw kon amul problème léegi yow ñu ñëw ci li nga xamante ni wax nga ko léegi wax nga li nga xamante ni moom mooy sa mbapat affaire yooyu noonu écurie Fass mais bala ma wax écurie Fass lutte avec frappe ban année nga ci dugg. waaw lutte avec frappe maa ngi ci dugg en 1994. waaw. waaw 94 laa si dugg. te nga ne wax la gara. waaw xam nga 94 ak léegi xam nga yàggul. bàyyi ma ne père. 94. non déglu ma 94 ak léegi xam nga dama ne la léegi man dama teel a bëre. man déjà bi may am 10 ans rek gagné naa trophée ci bëre 10 ans. mooy bu fête 4 indépendance jotee xam nga donc quartier yi dañ doon teg ay trophée di ko tegal xale yi ñuy bëre ñii dañuy football ñii di basket ñii di bëre. waaw man si terrain bëre bi laa nekkoon donc lañ fa teg yëpp jël naa ko ci wàllu bëre donc macha allah yàlla dimbali na ma ba nga xamante ne man dama yàgg am trophée ci bëre donc ci Ndakaaru Afrique au niveau international fu ne dem naa fa ci wàllu bëre def naa 100 pays def naa téeméeri pays ndax bëre. comprendre nga kon kooku oui j'ai fait 100 pays. pour yéen ñuy suivre sur www.inforéwmi.com tey moom xam naa ne moom di ngeen dem ndax man père bi li muy développé yëpp ay bëreeg ay waa grand. waa internet yi yéenay jugé quoi yéenay jugé waaw non booy nga bu waaw xam nga dafa am ñoo xamante ne yàlla moo leen defal ñu nekk kilifa ak ñu demee waaw moom pourtant moom nee na grand la de internet yi nee na moom grand la léegi c'est à vous de juger léegi moom nee na grand comprendre nga commentaire yi jugé leen waaw wax nga ko de 94 nga dugg ci lutte avec frappe nga def ñaata combat. waaw man nag samay combat rok mbalax bi ngay dégg yëpp
technique nangam li ma bëri ci mbapat sax bëriwuma ko ci arène sama combat arène bariwul. bu matee 14 si lay yem. 14 combat. wax loolu coow li yëpp bu matee 14 si lay yem. waaw parce que comme li ma la wax dama teel a tey xam nga dañ ne. ñaata victoire. waaw dama xaaral ma pare. xam nga wax dafay am yoon. boo gisee ma ne la dama samay combat bariwul sama dëkk moo ma teel a soxla te nee nañu bu dëkk soxlaa nit soxla kenn soxla da ngay bàyyi li kenn soxla nga def lu dëkk bëgg donc sama dëkk moo toll woon foo xamante ne soxloo na ay athlètes yoo xamante ne war nañu mën a dem di jàmbarloo ji au niveau international pour am ay raaya donc moo taxoon ñu jël ma yóbbu ma à l'extérieur ma nekk fa def ko sama base donc loolu moo tax làmb ji parce que bi ma demee ba nekk ci top niveau donc ci la ma Sénégal ne ma il faut nga dem représenter ñu au niveau international donc mënuma ko bañ je respecte mon pays comprendre nga donc le Sénégal c'est mon pays comprendre nga donc bëgg ko xam nga yàgg yëkkati sama drapeau et je suis fier de l'être xam nga yëkkati sama drapeau nation ci kaw kon li ñuy wax toujours rek tey sportif bi li mu am kenn amu ko donc mooy que boo seetloo Sénégal ba mu daj hymne national wala monde bi hymne national kenn rek lañ koy tëggal en vie muy sportif bi ak le président de la République ñi si des ñëpp boo deewee rek lañ la koy tëggal yàlla na yéex mais sportif bi kese mooy nekk en vie taxaw ci podium bi ñu naan pincez tout vocora comprendre nga donc loolu day wane rek lépp loo xamante ne état mu ngi ko doon def ci sport na ko gën a yokk xam ne sport bokk na ci liy doxal réew waaw bokk na li tax ñuy respecter sa réew donc pour ñu gën a farlu ci sportu Sénégal pour mu jëm kanam. 14 combats nga def ñaata victoire. j'ai fait 14 combats j'ai fait 11 victoires 3 défaites. ñan ñoo la daan. waaw est-ce que jar na ma ngay nekk fii di ko wax non. non xam nga ko waxee mooy xam nga tey man mi xamul Rock Mbalax léegi dina tax ma gën koo xam Cheikh ndax gën a xam ay victoire am ak ay défaite am. la gën a nekk philosophe xam nga tey waxtaan dafay am yoon moom laa wax léegi yoon bi xam nga boo nee ñaata combat nga def ma cité la da nga waroon wax ñaata victoire surtout buñ ne la 11 victoire wala 10 victoire 3 défaites par exemple comprendre nga kon booy lim kañ da ngay lim 10 yi wala nga lim 11. waaw wuy ma xam nga tey su ma ne laa ñaata 11 victoire nga ma wax. comprendre nga xam ba nga koy wax 11 victoire yi. ak kanam gi nga leer dafa neex. man defee rek perte ni. defet daa xaw a mais wuy ma waa léegi nañ ñëw non. kooku sa woon na bàyyi. non giri moom suma xarit la moom mi ngi may seetaan suma gaañ la suma lépp nga bàyyi gi. sawarul sa émission moo tax keroog néew na nga sopp keroog bi ko doon wax naan ko dinaa ñëw jël si la mu ne noonu moom sama xarit la incha allah annoncé na ko bientôt Fatima ak ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux mais waa léegi dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ci victoire yi ba tey. waaw non c'est-à-dire xam nga tey mën naa wax ne nekkuñu fii dafa am yu gën a importance. su mu ne xam nga nag non man Cheikh nag xam nga tey man mënumaa déedéet internautes yi nag dimbali leen man nag ak suma kii nag xam nga man yéen dooleel ma choisiral sama père bi ba pare ma ñëw ma père da nga ñaata victoire nga am nee nga ma 11 victoire waaw mais kon li ma ñu mais après di nga ko def bu la neexee après da nga ko def fay émission bi mais sa 3 défaites yi père yaakaar naa. bàyyi ma wax le 3 défaites yi xam nga victoire yi xam nga ñu tëb ko quoi parce que xam nga tey bu fekkoon ne dama la nangul limal samay victoire bañ la limal samay défaites sax à la rigueur mais da nga ma wax limal ma mën a la duma lim nga wax tamit victoire yi mën a duma lim. xam nga ma ci lebal 4 wala kii parce que xam nga père nag. grand waaw déglu ma dañuy waxtaan rek te yàlla moo tax. comprendre nga làmb boo déggee ñu ne day dox comprendre nga làmb mi ngi dox ak làmb day dox bokkul donc damay lépp si les 1200 prises day jàngale luy làmb bu ñu nee làmb mi ngi dox mooy que tey cachet yi mi ngi ñëw promoteurs yi ñu ngi tëgg. xoolal bu ma nax
waaye neexuma la léegi instant bi mi ngi ci 1200 prise yi 1200 xoolal yooyu moom man loolu dama cee sawar waxtaan ak mais père xam nga lan la waaw sawar naa ci ndax waaw mais nag say dama lay wax li tax li tax lim des fois mën na ñàkk dañuy waxtaan grand li tax mu mën a ñàkk moom laa lay indil dama ne làmb day dox comprendre nga tey ba ngay daan mbër yooyu amaana amuñu guñu soxna wala amuguñu doom comprendre nga waaye xaaral waaw da nga may déglu rek waaw ñoo ànd sport la yaa may dégg mais gis nga sport de combat c'est le sport le plus dur des sports yaa may dégg tey bu ma ne daan naa diw nii laa ko daanee wala daan naa diw nii laa ko daanee xam nga. mais man loolu dama koy bëgg li tax ma bëgg ko muy da nga def benn livre boo xamante ni dañ la ci félicité bu baax a baax. non déggoo li ma la wax benn livre boo xamante ne désormais ci kàttanu yàlla su ma fa jugee léegi da nga may joxaale ndànk ma jël yóbbaale ko ci waa Infos Rewmi léegi nag 1200 prises yooyu noonu mbër bu nekk bu fekkee mënuñoo lim 11 yëpp mais dinañ am 3 personnes yoo xamante ni prise yi nga leen daanee nga décortiquer ñu ko. parce que chance bi ñu am dootu ñu ko amati nag. léegi dinaa la wax samay 3 défaites ñamal la samay victoire waaw Moussa Dioum daan na ma donc Lang Sané daan na ma ak kanati ma xool Khadim numéro 2 Khadim Ndiaye numéro 2 waaw doos xaw ma waaw léegi say 11 victoire dama bëgg nga limal ma ci 4 yoo xam te ni ñoo la ci gën a neex wala 3 wala 2 yoo xam te ni prise bi ni nga leen daanee laa bëgg nga décortiquer ma ko. waaw moom laa tudd léegi sànq mooy Magu Balla Beye numéro 2 bi donc daan naa ko prise boo xamante ne ba léegi foo tourné si adduna bi du ma wax Sénégal si foo tourné si adduna bi ñu laaj la ko. donc rok sa prise bi nangam. donc waaw mooy Pape Cissé. léegi arbitre sifflé donc waaw. Rock Mbalax moo nekk à gauche Pape Cissé moo nekk à droite acca combat baa ngi noonu. waaw ma ñuy lewaatoo muy dox sama kaw. mi ngi dox sama kaw muy reculer par un pas parce que man j'ai toujours dit que donc quand bàyyi saa yooyu lewaatoo donc booy reculer donc reculer bi day yem ci ñetti recul muy A B C ça veut dire un recul 2 recul parce que toujours da ngay observer sa adversaire 3e recul parce que toujours mi ngi doon dox 3e recul bi si laa ko dóor arrêt yaa may dégg mu taxaw reculer tul ñu lewaatoo balance bras mu dóoraat ko beneen arrêt mu jël ko donc foofu la ardo xewee foofu la moo ardo foofu la jóge Alaaji Moustapha Ndiaye foofu la ne Rock Mbalax yóbbu na ko ardo comprendre pour wax ne ne làmb li ma ci indi dafa xaw a yéeme Rock Mbalax yóbbu na ko ardo donc arbitre ñëw dox suñu diggante mu dem faju ji ñëwaat comprendre nga arbitre su gars yi conseillé ko mu war a ñëwaat dox sama kaw comprendre nga arbitre soufflé waat mu dox sama kaw ma reculer 1 pas 2 pas taxaw riposte dóor ko arrêt ñu weccooku ma dóor ko arrêt bu ko dal deret ji commencé génn comprendre nga arbitre soufflé ndax deret ji rek dafa njaay ne ko demaat naa ardo comprendre nga foofu la moo ardo bi commencé takarnaase comprendre nga donc bëgguma sax di nettali waaw boobu maa ngi fas donc bi ñu ñëwaatee Père Mbaye Gueye xool ma xool ko mu ne ma na jeexalal làmb ji comprendre nga mu def la même chose arbitre soufflé muy dox parce que moom habitude boobu la am il faut mu dox sa kaw comprendre nga mu ñëw fas yéene doxaat ma daw song ko ma wàcce song ko comme dafa amoon bal mu daal di ma bal ëñ ma bi ma ëñee mu rocc benn loxoom lalli ma pour taf ma bi ma lallee ma bëgg a mboot ma ne su ma mbootee wóorul parce que comme moo ma xaw a ëpp poids mën naa ko mboot mu wéeru ma ñu daanoo wet ñu naan jël bi dem na fii wala dem na fee comprendre nga genre njaax yooyu te ndam mën na bañ a dem ndam mën na bañ a dikk comprendre nga ma ne xaaral ma bàyyi mu laxasu sama gannaaw boobu bàyyi mu ko mbootu ma ko dama ko yolomalal pour mu daw laxasu ma léegi bi ma dawoo laxasu comprendre nga donc c'est-à-dire wër na ma ndomb mi ngi sama gannaaw comprendre nga léegi ma daal di gis loxo yi xam bu la nit ki bu la waree ndomb première étape bi du ko neex léegi day bëgg jekki-jekkal comprendre nga pour arracher la wala pour serrer la wañ la côté gauche way laa wañ la côté droite donc ma xool si loxo yi bu ma gisee ne képp na loxo yi rek ma daal di miime ma dàq ko quoi comprendre nga bu ma ko dàqee mu daw
day jóge si surface boobu dama ne nii rek mu daw fekk loolu laa bëggoon bi mu ne nii di daw ma gis ouverture poxotaanu tànk yi nii ci laa fa roos sama loxo rek daal di def rotation comprendre nga muy jël boo xam est-ce que gis nga ko sax yow gisagoo ko. waaw mais jéem ko moo tax ma bëgg nag ni nga ma ko waxee jéem ko automatiquement su ma tàppee rek. waaw moo tax nga may reporter loolu làmb ji nii reporter naa ko comprendre nga waaw mi ngi noonu. bien sûr pour yéen ñu ñuy suivre sur www.informer.com dañuy am contentement pour jàkkaarloo ak moom parce que ñii kon ni ñu koy waxee rek ci njalbeen ba dañuy bëgg a waxtaan ak ñoom parce que li mu fi def nii li mooy làmb ñii ñooy làmb mais père nga dugg Fass am fa. garant waa les garant nga dugg Fass non man émission bi mosuma ko gis nga dugg Fass am fa jéego bu nekk victoire bu nekk nga am ko fa ñëpp ràññee la ci Fass ñu jékki-jékki ñu ko doon wax keroog barki démb suñ papa Zallo jékki-jékki rek mais yéen loo leen bëgg ñu jékki-jékki ba si yaa gis leen nga rocceeku ndànk Fass sa génn Fass temps yooyu noonu ak ampleur bi mu amoon lan moo waral loolu Fass ngeen nekk doomu Fass yi yaa ngi ñu fekk la Medina sa génn Fass lu waraloon loolu. waaw xam nga tey Fass macha allah écurie bu mag la donc écurie bi monde bi yëpp di ràññee la muy écurie boo xamante ne donc amul école bu ko gën a taxaw ci école comprendre nga. parce que choisir Fass choisiroo ko rek pour choisir nii da nga koy choisir pour nekk dara comprendre nga ku sañoon nag fi nga nekk boo fay nekk da nga fay nekk ci bisimilah rahmaani rahim boo fay génn tamit da nga fay génn alhamdulilahi rabil alamin comprendre nga rien n'est éternel dans la vie donc génn mënul ñàkk tey ba ci gouvernement da ngay gis tey ku fa nekk suba nga génn nekk ci beneen kuréel ak yu demee noonu loolu moo àdduna ñoo ànd loolu dara lu ci mënti am rek xam nga nañuy rafetoo rek saay su ne Fass nag du conseil bi mu leen di jox wala conseil bi mu leen di wax comprendre nga donc ay règlement intérieur moo fa am man lenn rek laa fay dénigrer laa fay bañ loo xamante ne bëgguma ko fa parce que nit amul lu dul honneur am waaw nit amul lu dul surtout mbër buur la mbër damay wax ne sax mbër yàllaa ko teral mbër rek mooy ñëw seeti nit këram nga rey xar wala nga rey bëy loolu dama ko gis ci mbër ba tàyyi man seeti naa ay nit ba tàyyi bu ma leen la wax maa ngi ñëw dañuy rey xar xam nga. ba ngay xewee loolu. yaa may dégg ba léegi nii mbër buur la. moom da ngaa xew. non yow maa la gën a xew parce que ñaata kilomètre nga daw grand juge ñu ñaata kilomètre nga daw di réer. di ma woo su ma neexoon. dama lay feeñal waaye déglu ma rek su ma neexoon. waaw da nga mel ne su ma neexoon dama lay zappé woo nga ma man maa tàmm su ma joxee nit rendez-vous dama koy respecté. mais yow xam nga gars yi dañ laa gis da ngaa xeeñ. non man uyu ma man uyu ma écurie Fass après bu ñu paree xuloo da nga may déglu non dañuy xuloo balaa ngay dem. après dañ continuer xuloo. xew bi ma xew moo tax nga ñëw fii. parce que les 1200 prix jommal na la ba nga xam ko ba nga xam ne da nga ko bëgg a def sax ay say dernière question 1200 prix say dernière question nga ko bëgg a def. yaa may dégg comprendre nga moo tax nga jóge xaw ma fan nga jóge géejawaay ah naan rok fii la ñuy jaar rok fan la ñuy jaar nangam kërëb ko maanaam la non boo ñëwee ba bërëb sàngam nga laajte boo laajtee doo réer te ba nga laajtee réeroo mi ngoog acca foo nekkoon nga ne. léegi Fass yow Fass dañ la faa dàq wala yaa fa génne sa bopp. non c'est-à-dire xam nga dàq nan lañ koy waxee c'est vague ay règlement la rek yu ñuy teg. bu ñu dal papa sa wala dal. déedéet non dara papa yéen a bokk feebar. non dara daluñu c'est-à-dire déglu rek Fass dañu am seeni règlement comme écurie yëpp tey boo demoon ci beneen écurie tamit ngay mbër boo respecté wul seen règlement intérieur donc mën nañu wax ne la porte est libre comprendre nga donc li may mën a wax mooy nañu rafetoo rek àdduna rafetoo kese la. parce que da nga am benn étape boo dérapé moo tax ñu kii la wàcc. non dama lay bëgg gis nga tey Fass ñama fa bàyyi woon démb bërki démb tey la ñu gën a nekk ensemble. mais lan moo la fa génne. waaye non mais dafa jot gis nga lu jot yomba. mais da ngaa jékki-jékki rek génn. mais non génn dafa jot gis nga génn bu jotee
daa am lu ndaw lu koy sabab tey soxna si nga xamante ne tey da nga ko takk si farata sunna su Muhammad yaa may dégg nga ñaan yàlla mu suul la wala nga suul ko des fois bu jeexee am na luy ndaw luy sabab jeexaay bi ba day jaaxal nit ñi léegi loolu lu koy sabab dañuy ñoom day doon loo xam du la sax neex yow mi fa génn ba pare day doon loo xam du leen neex sax ñoom ñi nga xamante ne tey quitté nga leen du leen neex donc mooy que lu war a am la rek lu war a am la rafetoo daal dañuy ñaan yàlla daal di rafetoo rek chaque jour. am na lu ko sabab. waaw day génn loo gisee am na day am lu koy sabab mais du tey mën na bañ a yàq dara ci ay diggante nag. parce que ña ma fa xamoon démb wax barke démb muy tey seen président di Abbas Ndoye ba ci Moustapha Guèye bi nga xamante ne je ne sais pas mooy seen directeur technique mais barke démb France déggante nañu on a parlé longuement ñuy waxtaan ci affaire làmb et tout di waxtaan sama 1200 prises et tout comprendre nga donc jàmm daal ci la lépp xaj même papa moomu sax peut-être tàngoor wi la rek xam nga ñii mer nañu ñii mer mu mer comprendre nga mais xam nga dañ koy ñaanal yàlla combat yu mu dugg yàlla xam nga yàlla may ko si ndam lu kawe njortam comprendre nga mais aussi donc après da ngay gis ne jàmm mooy amaat rek waaw jàmmay amaat parce que ñu xës a xamante mënuñu bàyyante problème mooy am rek mais ñëppay kiiwaat. ba nga génnee Fass foo dem. créé sama écrit. écrit nu mu tuddoon. Pencum Ndakaaru. nga dem dara doxut. non. nga dem foofu dara doxut. xam nga vous les sénégalaises. non du ma ne sénégalaises vous les sénégalais. gis nga xam nga luy dox mooy lan tey xam nga dañ ne sécurité dama gis ne sénégalais respecté wuñu luy sécurité peut-être am na ñu ko respecté tey c'est pas parce que da nga am ay jeunes lutteurs ñoo xamante ne kuy jàng est-ce que war na mën compétir lan moo indi yenn blessure fii gis nañ fi mbër yu bëri yoo xamante ne tey dañu am ay malaise wala ñu am ay crise cardiaque wala ñu am ay nerfs yoo xamante ne dañuy paralyser wala yu demee noonu gis nañ ko fi ba tey xam nga lu waral loolu gis nga athlète bi balaa nga koy teg sur le terrain da nga koy defar ba pare yóbbu ko ci mbappat yi muy bëre yaa may dégg sa athlète tant que parewul même bu toppee naa la dama bëgg bëre donc il faut nga mën a accepter ay coups il faut nga mën a attan ay coups looy attan la xam nga boxeur bi ñëwul rek pour boxe yow tey boo ñëwoon sur le terrain da ngay bëre am mën nañ la door coup mortel comprendre nga man je prends pas des risques bien vrai que y a des papiers y a tout boo amee licence tu es valable et tout mais du ma autoriser benn mbër laa fi autoriser woon muy bëre arène muy luy coor laa autorisé woon muy bëre arène ak pencum Ndakaaru mais booy maam yëpp donc dañuy jàng bëre ren am na ñoo xam xaw nañu majeur tuuti donc utal naa leen licence comprendre nga mais du ma def mais da ngay gis équipe non dafay am xam li war a loolu parce que fi ma jaar la dama def lutte olympique xam luy sport xam luy combat xam sport de combat mooy lan comprendre li ma la mais tey da ngay gis benn écurie mu doon écurie bu mag mais année bi yëpp da ngay gis ne 2 combats rek la ñuy bëri wala ñaari combats mais day mel ni écurie yu bëri na ay 20 combats comprendre li nekk écurie ci Sénégal fii da nga ko mën a compter comprendre ñëpp dañu mën a bërindoo mais préparer say athlète nank ci suuf loolu la pour ñu doon li ñu war a doon dëggantaan yaa ma dégg man avant may bëre dóor dafa fekk ma mature comprendre nga nekk góor dëgg am 20 ans say relation say kii dëgg li nga xamante ne ba nga tolloo fi nga xamante ne ba nga fa tolloo rong mbalax indi rong mbalax temps yooyu noonu succès boobu nan la koy duggee sa relation ak xale jigéen nan la demee woon foofu temps yooyu. léegi dama lay laaj benn affaire yow léegi sànq ba léegi da nga toog fi naan père fekke woo lii fekke woo laa mais lan kon lu tax nga mën a xam ne rok dafa amoon na temps succès bi yaa ngi toj waaw. ah père yow xam ne da nga doon toj moo tax ñu ñëw fii parce que tamit. noo ko xamee waaw très bien bonne question. ba pare. xam nga technologie dafa développé te benn mooy même nit ki soo ko xamul sax au moins bala ngaa dem di nga xam ci moom ay yoo xam te ne moom moo lay kii parce que tamit yow soo tur rek dem na àdduna te da nga doon toj mais temps yooyu sa relation ak xale jigéen nu mu demee woon noonu. waaw jotuma ci parce que xam nga yàlla moom il ñaan jàmm yàlla rek moo koy rawal moo koy muccal comprendre nga moo tax dañuy ñaan yàlla toujours yàlla bu ñu am jot. waaw nañuy ñàkk jot rek waaw ñàkk jot moom tant que yaa ngi koy def tant que suñu borom mi ngi lay ñàkk loo jot donc yu bëri du la tardel
yàlla def na man bi ma nekkee xale di bëre donc teel naa bëre grand combat ba pare teel naa tamit jël soxna yaa may dégg teel naa jël soxna parce que maa ngi jël soxna à l'âge de 24 ans yaa may dégg ba pare avant may jël soxna sax donc maa ngi doon dem ay compétition sur le plan international yaa may dégg bëggoon def performance parce que si je me rappelle très bien donc mës naa ànd ak sama première sélection équipe nationale donc DTN bi directeur technique bi def na ba daf may yóbbu pour ma mën a expérimenter pour ma mën a xool bien vrai que dama compétir ma dem ñu gagné ma boobu maa ngi àndoon ak tubaabu Dior Mour Fadam Ibou Diop comprendre nga ay Cheikh Mbaba ay Xaylo comprendre nga ma dem ñu gagné ma aw ma médaille ñoom Mour Fadam am médaille comprendre nga bu ñu ñëwee xam nga toog lu mat ay 3-4 mois léegi président Abdou Diouf ne day récompenser athlètes yi am médaille yëpp ci année bi comprendre nga ñun ñëpp ñu ñëw dem comprendre nga léegi nag ñi am médaille ñu leen di woo di leen jox seen enveloppe bu 1 million la defe naa yaa ngi dégg man aw ma quoi comprendre nga léegi nag bi sëriñ bi joxe kii cadeau yi jeexee léegi nag ñu war a dem cocktail lekk naan ak yooyu Abdou Diouf xam nga di naan jus gars yi di ko nuyu di dem mu nekk di lekk ak yooyu man ma fexe yoxosu nànk ba ñëw ba ci wetam ne ko papa Abdou Diouf man day aw ma si enveloppe bi comprendre nga parce que bëggoon naa am quoi mu ne ma bu beneenee nga def comme sa morom yi bu ko defee di nga am comprendre nga moo boobu nag travail ma ba nga xamante ne comprendre nga pour def performance coûte que coûte di nekk ci entraînement guddi ak bëccëg ba ni may décrocher sama médaille d'or. kon amoo woon daal jot ci xale jigéen. non mosuma yàlla déggoo li ma la yàlla dimbali na mosuma woon am jot. mosoo cee dund benn anecdote. non c'est-à-dire day am mën nga am sa premier amour du dem yaa may dégg du dem nga am sa deuxième yàlla def nga takk ko mooy kii ma takk tey muy sama soxna comprendre nga donc di ko ñaanal yàlla xam nga muy gën a am kattan di gën a uuf ay njabootam comprendre nga. am soxna baax na. non c'est très efficace ak a baax xam nga yaa ngi ko wax léegi da boo nekkee di toj xam nga dañ lay sonal ak yu demee noonu. comprendre nga comme li nga wax technologie dafa avancé léegi donc nit ki war na xam li mu bëgg même bu dëkk bi lu mu jaxasoo lu mu ñàng nit ki en personne war na xam li mu bëgg comprendre nga bu fekkee bëgg nga suba ëllëg nga takk sa jabar am sa kër joxe sa dépense comprendre nga donc dafa am luy tax nga def ko mooy da ngay démystifier yu bari comprendre nga pour mën a atteindre objectif mais nag yàlla mooy maye du question da ngay def sacrifice bi rek am lii yaa ma dégg yàlla fu ko neex la lay tappoo mi ngi noonu yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli ko mbooloom doomu aadama. expliqué naa ko da nga dala kii waaw dala rëcc. beneen bi mooy fi nga xamante ne moom la ñuy jeexalee mooy fi ma doon tooñee père nga deful kenn deful wax nga dëgg nag fu nekk jaar nga fa yaa ngi ma ko wax dëkk bu nekk ziyaare nga ko fa tey lan moo la inspiré ñëw daal bind sa livre def ci les 1200 lan. les 1200 prises de rock mbalax. les 1200 prises yooyu noonu yow à l'époque ba nga commencé bëre prises yooyu nga daan def la wala yow yaa toog xalaat prises yi loolu nan la dikkee ci yow ak inspiration nu mu ñëwee ci yow bëgg naa nga ñëw ci. waaw xam nga tey man macha allah dama doon jaamu bëre jaamu c'est-à-dire c'est pas comme jaamu si sens normal bi suñu borom rek mooy jaamu jaamu bëre ça veut dire mooy di ci gëstu di ko xalaat di xool damay tëdd di nelaw sax génte benn technique su ma xëyee dem entraînement dama koy essayer te dafay jàll technique osé la j'ai toujours osé di def ay technique xam nga bu ñu demee ba nit wër la ndomb nit nekk sa gannaaw nga daan ko kooku bu aujourd'hui bu ne j'ai 1200 techniques de lutte donc loolu du lu ñuy werante bien vrai que am na ñoo xamante ne lu amul dingat baaxul comprendre nga noo mënti mel ci àdduna il faut am ñu ne non lii mënul ne parce que dégg naa ko. mais non am na ñoo xamante ne dañ naan mais 1200 prises parce que xam nga li tax loolu parce que dafa ëpp seen bopp. tey tubaab yi nga xamante ne tey donc ñoom toujours dañuy gëstu ci wàllu xam-xam
donc bi ma demee si ñoom tegal leen sama projet ne leen j'ai nangam mi ngi nii ñoom ñu visionné xool bu ñu xoolee dañ ne li nga def fii yëpp c'est des prises permises ay prises yu ñu nangu la comprendre nga ci loo xamante ne un sénégalais moo ko créé comprendre nga japonais créé wu ko comprendre nga américain créé wu ko sénégalais moo ko créé lu mësul am tubaab yi loolu la ñu wax les français nee nañu jamais vu mësuñu ko gis parce que ñoom dañ daan gis un champion olympique da nga koy gis sax day am ñaari prise kese ñaari prise yoo xam moo ne ci yaramam moom rek lay mën moom sax lay nekkee champion olympique wala champion du monde mais aujourd'hui comme tu arrives à faire 1200 techniques de lutte donc c'est jamais vu comprendre mësuñu ko gis même ba au niveau du Sénégal tey fii da ngay gis ne boo calculer suñu caxabal suñu xattar bi nooju laxas bittër ñi fob bi boo ko calculer ba mu booloo matul 15. fob bi mooy lan. fob bi boo déggee fob bi mooy ñu fob la xam nga bu njëkk dañ la daan wax fob na ko yaa may dégg mais léegi dañ naan yanu na ko xam nga dafa am mbër boo xamante ne fob bi la tuddoon boo ko mësaan dafa tuutoon boo ko mësaan fob boo ko mësaan yanu dalay fob bi mooy lan day fexe dugal xam nga ba ngay fob téye ko ni day fexe dugal loxoom si say biir loxo fob bi la loolu mooy fob bi loolu mooy prise fob bi boo gisee ni ma lay expliquer war nga xam ne lépp lu ma la wax ci wàllu bëre yaa may dégg amul nit bu ko mën a naane amul nit bu ko mën dindi yàlla mooy may doomu aadama bi ci li ngay xam wala ci li ngay gëstu comprendre nga donc boo calculer li ñu am ci technique bu bëre passé wul 15. yaa may dégg ba 1200. Allahu akbar. ba 1200 te loolu c'est pas du benn fan. du benn fan du ñaari fan du benn at. donc yoon la sama carrière ma koy préparer comprendre nga du lu ma yàkkamti comprendre nga aujourd'hui je l'ai réalisé mi ngi noonu te nag mën na te nag macha allah du day dépasser fu ne. incha allah day dépasser fu ne parce que damay joxe benn exemple benn copain mi mu nga doon wax sama benn copain tubaab comprendre dama ko expliquer woon ne ko Max ak Vincent aujourd'hui il y a un directeur des experts de la lutte donc la fédération internationale de lutte amateur ki nga xamante ne mooy seen directeur des experts ah kooku sama promotionnaire la nekk nañu INSEP ensemble INSEP nekk nañu ensemble daje nañu championnat d'Afrique Jeux africains ñu daje premier tour mu dóor ko 10-0 aujourd'hui c'est le directeur des experts donc ki dóor directeur expert boobu aujourd'hui bu créer 1200 prises de lutte donc loolu donc lu ñu mën a nangu la waaw. en tout cas daal li ñu lay wax mooy ñu ngi lay félicité waat bu baax a baax di la wax incha allah ñun waa Infos Rewmi ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw te incha allah lépp looy dugg suñ ko yëgee dañ ci dugg parce que ñun luy doxal làmb moom lañ bëgg wax dëgg yàlla liñ bëggoon naam bu dee 100% am nañ 90%. am nga 100 yëpp waaw am naa 100 kon baax naa. kii li mu ko jëlee ci xam-xam feneen fan la ko jëlee. mais xam nga bala du ma ne sax sama dernière question mooy dafa am ay mbër yoo xamante ne sànq yaa ngi ko doon wax dañ ne Balla Gaye 2 moo fi nekk Lac de Guiers 2 Modou Lo Eumeu Sène Tapha Tine ñoo fi nekk ci ay VIP ñooñu ñëpp ma la limal su fekkee am na ko ma fàtte bu fekkee ñooñu ñëpp ma la limal ak Bombardier di moins ñooñu ñëpp ma la limal tey kan nga gis ci koo xamante ni bëreem bi nekk ci moom yow booy toog di ko seetaan day mel ni yow yaay bëre ci ñooñu ñëpp ma la limal. waaw tey xam nga làmb xam nga wax naa ko fii léegi mais ñëwaat nga ci question bi comprendre nga donc tey mën naa débale ñaar comprendre nga tey boo xoolee man nag duma jey doomu aadama boo xoolee sama combat ak benn chinois bu ñuy wax Pak Yang Chung waaw mi ngi ci YouTube bi comprendre nga Pak Yang Chung donc bëri nañu fii làmbu joolaa dañu njëkk def benn exhibition ci bëre dóor après def combat normal en lutte traditionnelle
boo xoolee bi ma koy jàpp ak rotation yi ma doon def comprendre nga ba ma ko defee ba léegi donc bi ma ko gisaatee dama ko gis Balla Gaye def ko contre Ousmane Diop donc ça veut dire que am na ay bëre yu may def yoo xamante ne macha allah damay mën naa ci gis Balla parce que c'est un lutteur boo xamante ne man j'aime le oser comprendre nga mbër mu oser la comprendre nga donc nit moom da nga koy waxal ngóoram quoi dafa oser comprendre nga yàlla day def dafa am combat yoo xamante da ngay ñëw nekk en forme am combat yoo xamante ne da ngay nekk en baisse forme change la comprendre nga donc day am athlète yëpp lay dal mais moom bi mu ko dalee dal na ko ci ay combat mais da ngay gis ne il est osé day dem jusqu'au bout. kon Balla Gaye waaw kon loolu xam nga avantage si mbër bi ci tegu gis naa aussi sama bopp ci début carrière u Gris Bordeaux. waaw début carrière am parce que heure bu ne tës sa kaw làmb ji jeex yaa may dégg di ko conseillé waat. début carrière am début carrière am bu ne dama doon gis sama bopp ci début carrière u Gris bu ne tës làmb ji jeex na yaa may dégg donc mu redoubler li ko daan may loolu mooy que xeex du nan lañ koy waxee du bagage technique boo xamante ne war nga ci humilier nit à 100%. donc le jour que mu yaakaar ne xeexkat la rek day ñàkk style boobu léegi na retourné waat en arrière pour li ko dese ci carrière am sama boy la il faut ma kii ko comprendre nga mu wàcce waat comprendre nga xeex bi gën a favoriser contact am ak attaque boobu nga xamante ne amoon na ko luur bi attaqué moo gën a jafe ci luur comprendre te loolu am na ko bu ko travail day ñëw mi ngi noonu waaw ñaari mbër yooyu seen gis dëbeem gis naa sama bopp donc Balla gis naa sama bopp ci rotation yeeg yu demee noonu ba pare osé na quoi waaw. macha allah gisee làmb. waaw làmb ji xanaa di ñaan yàlla rek xam nga promoteurs yi ñëw xam nga organiser combat yi parce que mbër yi entraîné nañ ba taxaw fu mu ne nii comprendre nga ku ci nekk yaa ngi sa côté di entraîner di dem si réseaux sociaux yi wala ci télé yi taxaw di wax pour gars yi ñëw taxawal seeni combat parce que entraîné ba pare ba nekk en forme te bëriwoo tamit neexul xam nga na promoteurs yi wàcc xam nga mbër yi aussi ñu wàcc cachet yi ba nga xamante ne promoteurs yi dinañ leen ñeme pour ñu mën a tëgg combat yi. ñoo gisee grand contre petit. waaw grand contre petit loolu moo mës a nekk ci làmb loolu sax mooy yoon parce que benn loo nekk seen biir di tourner rek xam nga bu yàggee day rey làmb. waaw Balla Gaye Boy Niang combat la waaw Modou Lo Ama Baldé combat la comprendre nga tey Gris bi ma tudd léegi bu bëggoon lu gën a toj làmb ji bu accepté woon jël Reug Reug rek ñu gis làmb joo xamante ne du bokk ak benn maa la wax loolu mu gis combat boo xamante ne parce que làmb loolu la làmb am na ci te gis nga lépp lu mu mën a am ci yenn combat yi mën na ko am ci Reug Reug mën na am sax lu ko ëpp ci Reug Reug parce que Sénégal dañuy bëgg genre affiche yooyu xam nga tey Gris Bordeaux Reug Reug combat la boo xamante ne parce que tey Reug Reug def na benn combat MMA boo xamante ne yóbbu na ko fu sori comprendre nga ba pare jóge na ci ay combat yoo xamante ne ak ci lutte traditionnelle bi donc tey il est au top niveau tey Gris combat boo xamante ne mën na nekk combat wu top niveau am tey mooy contre Reug Reug bu ko amoon moo gën ay bëreeg yenn combat yi nii jaru ko na jël Reug Reug comprendre nga combat bu neex la waaw. j'espère que vous avez aimé ñuy amoon nag ki nga xamante ni moom mooy suñu père Rock Mbalax wala grand Rock Mbalax ñu ñëw fekk si ko fii nga xamante ni ci këram kon ni ma koy waxee rek ànd ak nag ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Diop suma cameraman suma xarit sama mag suma lépp Ibrahima Khalilullah moom mi topp ci tànkam di wax rek yal nañu yàlla may jàmm xanaa di jox ki nga xamante ni moom mu tàggoo bu du tàqali ko ba beneen émission ci kàttanu yàlla nan leen Fatima ak Infos Rewmi ci yeneen numéro yeneen facettes yii lañuy wër genre yi ñii la ñuy wër gis ngeen def nañ ko ci Père Zallo def ko ci Père Kayre ñëwaat ci ki nga xam te ne moom mooy grand Rock Mbalax léegi nag dañuy seetwaat ñeneen nan ngay tàggoo. waaw li may tàggoo mooy di leen sant di leen remercier di leen encourager parce que lii ngeen di def nii liy doxal làmb la mais toujours rek teg leen ko ci modération comprendre nga liggéey moom bu modéré rek xam nga ñëpp dañ koy bëgg. c'est-à-dire xam nga tey je donne un conseil ñi ngi yaakaar ne gars yi jaay sa télé du da ngay teg rek da ngay teg lu impressionnant comprendre nga
donc tegal li jaadu rek mooy modération bi tegal li jaadu parce que ni gars yi bëggee dégg ay safaan noonu la ay ñu baax a baax bëggee gis lu safaanuwul lu baax lu rafet booy seet ñi bëgg gis li rafet ñoo ëpp ñi bëgg gis lu safaanu kon di leen encourager donc lii ngeen di liggéey ngeen boole kax modération di ci teg mu am sérieux di ci teg li leen waxloo des fois sax nit wax lu ëpp parce que wax moo demee noonu nit day juum yàlla rek moo dul juum comprendre nit mën na juum sax ngeen xam ne li mu juum war na mën a yëngal Sénégal ñu ne acca nañ ko jël teg ko nelee dagg ko yooyu jaamu yàlla la comprendre nga loolu conseil boobu laa leen di jox waaw ñu noonu jërëjëf maa gën a kontaan si yéen